waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yow yaay directeur exécutif ACIS association des commerçants et industriels du Sénégal mbootaay gu ëmbi commerçant la waxtaan wi nag li ko wund mooy jamonook wér-gu-yaram ak coronavirus gag li mu am ci ay conséquences ci seenub liggéey est-ce que mën nga nu xaymaal li mu def ci yéen bi mu duggee ci réew meeg léegi nga xam ni mi ngi waaj a mat at ak léegi. jërëjëf H Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu say auditeur di am mbégte dajewaat ak yéen fii waaw mbas mi de comme ni nga ko waxee bi mu fi duggee léegi mu def at waaye nag ravage yi moom bari na bari goo xam ne mënee su ko takk moo xam ci wàllu dund gi la moo xam ci wàllu économie bi la fi nga xam ne nag fi la ñu faree ñun ay commerçants bokk ci association des commerçants industriels du Sénégal. dégâts yi bari na torop bokk na ci xam nga dafa bokk suñu liggéey di dem di wuti marchandise di ko indi fii ci Sénégal loolu nag boo xoolee depuis mbas mi ñëw ba léegi yombatul un peu partout waaye rawatina bagage yi nga xam ne day jógee Chine xam ngeen ne boobu ba léegi daanaka Chine dafa tëj ay frontières am loolu nag li mu jur mooy suñu liggéey day am gàllankoor. parce que bu ñu demee mënatuñu am bagage day compliqué moo tax boo xoolee léegi sax bagage yi prix yi commencé na yokk parce que rareté bi yombatul léegi waaye boo jógee foofu ñëw ci dëkk bi ci boppam ak mesures yi nga xam ne état baa ngi koy jël day affecté bu baax a baax liggéey bi xam ngeen ne am nay jamono sax am nay jours yu ñu doon wutal yu ñuy liggéey ak jours yu ñuy tëj. loolu nekkoon ay jafe-jafe lool ndax nag secteur bi ñu nekk nga xam ne mooy secteur informel daf ci bari ñoo xam ne wala genn wàll gi wala la gën a bari sax ngay wax dañuy taaba donc faaw ñu xëy rek pour ñu mën a am lu ñu yóbbu kër ga bu ñu xëyulee day compliqué ba tax na jafe-jafe yi moom foo ko natt rek romb na ko. dogal boobu ba léegi mi ngi wéy sax maanaam dimanche marché yi day tëj kenn du jaay dimanche te tamit lu ci demee ay Pikine nag Tëngéej gis nañ préfet yi jël dogal 6 heures le marché di ubbi 5 heures ñu daal di tëj loolu kon laal na leen bu baax a baax indi nañ gàllankoor seen liggéey. effectivement yoogu loolu nag moom moo tax man toujours wala boog ñun ACIS toujours dañuy wax ni am réew dañ koy péncoo mesure yu mel nii. balaa ñu ko jël dañoo war a toog waxtaan ak nit ñi xam nga ubbi 7 heures ou 6 heures tëj 17 heures 5 heures ci ko xam Sénégal ni muy liggéeyee ku xam secteur informel ni mu mel bu waxtaan amoon jàpp naa ne du demee noonu déjà bu dee ñiy ñëw Dakar balaa ngaa yegg si Dakar rek pratiquement ak embouteillage yi 11 heures midi am na ñoo xam ne ci la ñuy yegg si 17 heures ñu ne na nga tëj dem ñibbi imaginez-vous nga war a ñibbi 17 heures dans la banlieue. période Covid bi daf lay wóor na balaa nga boo bëggee dem. ñibbi mais sëñ Cissé itam bu ko jamono laajee est-ce que ñëpp waruñoo mën a xoolaat seen doxalin ginnaaw coronavirus bi moom ñëpp xam nañ li muy def nee nga boo xëyee war a ñëw Dakar embouteillage yeeg yooyu mi di nga yegg si est-ce que teel a xëy warut ngir mën a teel a yegg teel a liggéey teel a tëj ba jamono neexaat est-ce que ku nekk waroo jéem a ajusté wu ngir mën a méngoog ni àddina mel fi mu toll nii. waaw justement teel a xëy bi ñun ñëpp nañ teel a xëy nga xool bu ñun ñëpp teel a xëy ça sera la catastrophe ñun ñëpp mënuñoo bokk teel a xëy. ñun ñëpp ñu jógoon non ñun ñëpp xajuñ ci yoon bi moo am malgré bokkuñ heure yi ñuy xëy gis nga dëkk bi ni muy mel kon bu ñu jógoon ñun ñëpp bëgg a xëy nu ñuy demee. léegi yow nan nga foog ni noonu la kilifa yi waroon def. voilà pour xeex coronavirus gi. foofu lawin wi ci marché yi. tout à fait gis nga ñun ACIS nous sommes une association très responsable ñun duñu wax mukk bàyyi lii duñu la wax jàppal ci lii. moo tax bu ñu waxtaanee ñu indi suñuy xalaat en tant que ay praticiens ñu nekk sur le terrain jàpp naa ne solution dina am ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a njëkk a jóg taxaw xeex bi. parce que ñun ñoo gën a exposé xam nga suñu wér-gu-yaram moo ñu gën a lépp. ku naan la sangul sab taar la bëgg wax dëgg yàlla loolu d'accord nañ ko waaye damay wax ne toujours màccinu dimb dina tax dimb weex maanaam da ngay jéem a wut saafara far mu jur jàngoro loolu amul njëriñ moo tax ma ni bu waxtaan amoon léegi sa ñun li ñuy proposé mooy te dañ ko gis ci vague bu njëkk bi waaye dañ ko gis à travers le monde que ni xeex bi dëgg mu ngi ci ñu fullaal
mesure barrières yi xam nga ñun ci première vague bi. mais marché yi da ngay gis dajaloo tàncaloo beeg yooyu mbir yu doy waar yoo xamante ni moo fa am. voilà nit ñi duñ takk masque duñu am gel respecté wuñ dara. voilà loolu nag xam nga problème de communication la ak problème de responsabilité la ñun am nañ ci ay wàllu làcc bu rëy bu ñu ci war a bay. première vague bi dañoo organiser wu ñun suñu association bi wut ay kit de lavage ay masques sensibiliser nit ñi première vague bi jàlloon na demoon nañ ba nga xam ne place boo dugg. pratiquement ñëpp a ngi takk masque buntu yi foo ñëw yaa ngi fekk ñi ngi teg lavage yi dañu bëgg ci vague bi xaj na ni ñu ko doon defee sax desoon na mais bi yoon ñu gën ko fulaal ci marché yëpp ñun dañuy proposer suñu section yi nekk ci 14 régions yëpp ñu instruire leen à ce que magasin bu nekk am benn kit de lavage magasin bu ne ñu exiger la say employé ña fay ñëw di takk masque. xam nga marché nag du magasin kese. xaaral ma ñëw lal am na. maa ngi ñëw donc je commence par les magasins là c'est déjà un pas ñu yokk ci marché yi nga xam ne am na ay porte d'entrée am ay porte de sortie ñu teg fa ay agents yoo xam ne soo ñëwee ñu exiger la nga raxasu takk masque am na ci certains marchés yoo xam ne boo ñëwee am na ay porte ñu dugg am porte ñu dugg fu mel ne Sandaga mën nañu ko organiser foo ci gis am na ay porte ñu teg fa ay nit. léegi su ko defee ñi nga xam ne nag ngelaw mbaa syndicat moom loolu nu ñu koy organiser nga xam ne ay taabal la fa nekk kii mbaar. waaw Babacar maa ngi fàttaliku ci première vague bi ñu defee restriction yi ne ubbi leen jour sangam tëj jour sangam maa ngi fàttaliku jour boobu ñu ngi dem di seeti le préfet de Dakar mais dama ne préfet on n'a pas résolu le problème on l'a juste déplacé xam nga lan moo tax bi ñu tëjee magasin yi commerçant yëpp bi ñu xëyee dañoo ñëw Sandaga. dajaloo ci benn rue di kaas mbooloo ma fa dajee ma dama ne lii ku nekkoon duggoon sa magasin moo ko gën a yomb bu ñuy fekk des centaines de personnes par rue ñu toog commencé di non seulement ñi ngi dajaloo mais ñi ngi kaas parce que mënatuñoo toog ci kër yi parce que yoruñ dara kon finalement li nga doon bañ indi créé nga lu ko gën a garaaw moo tax ma ne pour éviter loolu te c'est sûr que bu ñu ko defee les choses vont se répéter nit ñi duñ toog ci kër yi di lekk suuf wala di lekk ngelaw dañuy ñëw ci marché yi. dañuy ñëw ci marché yi jàpp ne bu ñëwee war nañ ma donc su ma ñëwee nga ñëw keneen ñëw dajaloo am loolu boo fa jógee dem ci gare routière yi dem ci oto yi. mais même pour yéen commerçant yi si dajaloo bi ni ñu ciy ñëw clients yi parce que parfois da ngay gis ab magasin nit ñu bëri taxaw di xaar pour jënd du ñu respecter distance du respecter dara loolu tamit problème la. waaw mais clients yi quand même léegi commencé nañ di approprier mbir yi quand même man il m'arrive nit ñëw ma jël gel wala ma jël kii bi defal la. léeg-léeg nga ñëw wàccee sa masque mën a la yëkkati ko léeg-léeg ma ñëw du ma la wax dara dama lay gis nga ñëw ma jël sama masque takk yow it nga takk donc loolu problème de communication la loolu il faut foofu la ñu war a jëm parce que lii. communication bi moom saa waay gars ñi def nañ liñ ci waroon def nag moom kay xanaa nun suñu dëgër bopp ak bëgg rek forcer yëf yi loolu itam ku ne na nga xool sa responsabilité communication bi lan nga bëggaat gars yi defaat ci. moytu leen coronavirus takk leen masque raxas seen loxo moytu dajaloo. en tout cas au niveau des marchés man li ma jàpp ne moo koy régler mooy loolu ma la wax noonu fexe ba te loolu da ci état na ci gouvernement bi ànd ak ñi nga xam ne ñoo les acteurs les associations ñu jël ko à bras le corps def sensibilisation bi ci war wax ak nit ñi parce que tey su ma jógee dem ci rue bi wax leen vous avez le choix ngeen respecter les mesures barrières ou bien on ferme les marches mais les gens vont dañuy répondre favorablement parce que takk masque yi raxasu respecter les distances moo gën a yomb ñu tëj marché ñu dem toog ñun ñëpp donc c'est un problème de communication te encore une fois mbir mi ku nekk ci ñun sa bopp sa yëfi bopp la parce que feebar la c'est une maladie du loo xam ne nii dañ feebar la mën na la dal yow donc jàpp naa ne waxtaan ci loolu mooy gën a yomb tëj ko man li ma expérience bi ñu am mooy tëj marché yi wala wàññi heure yi ñuy liggéey du régler problème bi ça il le déploie juste mais il résout pas le problème donc nañ gën a def jàppoo ak association yi ñu wax ak seeni membres wax ak marché yi voilà ñu fexe ba mesure barrière ñu def ko loolu rek moo ko mën a régler ci loo xam ne xamoo kañ lay dem tey est-ce que mën nañ continuer rek di wàññi heure yi ñuy liggéey di tëj marché yi wala di mënuñ ko. mais est-ce que tëj marché bu dul coronavirus sax jaaduwut ndax gis nañ ko ci ay réew yu bëri yoo xam ni gaa neen système boobu moo normal maanaam marché day am heure ubbi ak heure tëj itam. waaw Babacar loolu nag moom d'accord naa ci ak yow ñun au niveau de ACIS bokk na ci li ñuy prôné mooy il faut que ñu am ay heure d'ouverture heure de fermeture muy benn ñaareel ba marché yi
il faut ñuy am ay jours yu ñu koy nettoyer xam nga tey yaa ngi dégg ci yenn arrêté préfectorale yi. ñu naan dimanche dañuy nettoyer première vague bi waxuñu woon loolu ba fi may wax ak yow tey man de laa wax man mosuma gis dimanche jot benn marché bu ñu réglé bu ñu nettoyer. wala ñu désinfecté mel na ne li ngay wax noonu dëgg la. amul. man ñun avant loolu dañoo waxoon ne marché yi dañ ko war a réorganiser ñun ci programme boobu lañ nekk parce que tam mënuñu continuer ci anarchie bi ñu nekk ak temps dépassé bi ñu nekk ci marché yi amuloo heure booy ubbi amuloo heure booy tëj marché yi duñ ko régler. ak jaxasoo gi insalubrité bi ci nekk insécurité bi ci nekk ñun loolu on est en train de travailler avec le ministère de la santé ci yooyu faut que ñu defaraat modernisation marché yi du rek tabax mais gestion bi. loolu dafa bokk ci ñun suñu programme loolu c'est bien avant la pandémie kon heure yi ñuy ubbi heure yi ñuy tëj loolu moom même bu dul pandémie bi dañoo war a dem vers ça waaye defaraat insalubrité bi nekk ci marché yi insécurité bi nekk ci marché yi vraiment defaraat ba nga xam ne danañ quand même xaw a méngoog lenn ci marché yi nga xam ne ñoo nekk suñu naw la nekk ci réew mi kon loolu ACIS moom ci loolu lay dox lu jiitu sax nag pandémie bi. léegi seen wàllu perte yi ngay wax sànq ndax xayma ngeen ci wàllum koppar bu ñu ko doon xayma ci ñaata lay tollu perte yooyu ngeen xamante ne am ngeen ko ndax mbas mi. waaw perte yooyu day alaaji Ndiogu du neex a takk nii mais xam naa ne lu baree bari la. parce que quelqu'un boo xam ne daan na indi dans l'année 10 à 20 conteneurs nga toog mënoo am 5 conteneurs imaginez-vous c'est beaucoup d'argent boo ko doon perte xayma en tout cas ay millions yu bëri c'est des centaines de millions mais alhamdulillah on essaie ak les nouvelles technologies di am tuuti bagage parce que léegi gis nañ ne sax nag am na tuuti njëriñ parce que léeg-léegaan nga départ fii dem voyager ji temps bi ngay jël risques yi. léegi mën ngaa dem internet rek commandé waaw mën na xaw a. conteneur mën nañ koy commandé ci ay internet bien sûr sauf que y a des risques quand même. y a des risques le fait nga jóg dem mën a def say choix. parce que nag gars yi des fois daf ci am voilà léeg-léeg gars yi nga dem ñu sànni la seen mbalit yëpp parce que nekkoo fi te xam nga conteneur moom bu xasee yegg si neexul a delloo waaye la kulli am na suñu sérieux ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci noonu danaa ci waxtaan ak ay nit sax mu ne man de lii yéexoon naa ko xam ndax sonnoon naa ci tukki pratiquement chaque mois ma voyagé woon coono yi bàyyi sama kër mais alhamdulilah il travaille avec un fournisseur sérieux depuis boobu léegi mi ngi def say commandes amul benn jafe-jafe. mais quand même y a des risques. Sandaga gi ñuy defaraat te ña fa nekkoon ca fa ñuy defar ña fa nekkoon ñu yóbbu leen champ de course fu yëf yi toll ndax client yaa ngay ñëw ndax mi ngi dox. waaye dara doxut waxoon naa ko waaye li ñu leen waxoon yëpp gis nañ ko. tey boo demee nii defal micro trottoir nga dem ñi di yóbboon chambre de commerce yëpp genn wàll gaa nga toog fële bu ñu xëyee ñëw xamuñ lu ñu def chambre de commerce da ngay toog chambre de course da ngay toog 2 à 3 semaines dégg la ngeen leen doo gis ku ne la ñaata mais li doy waar mooy depuis ñu def seen clôture boobu léegi loo gis ñu def fa joxe woon nañu ay délai pratiquement léegi tey la moitié de ce délai la jàll. liggéey bi commencé lancé nañu appel d'offre pour ñi nga xam te ne ñoom la ñu war a dénk liggéey bi. waaw mais dama jàppoon ne dañoo waroon bàyyi ba yooyu yëpp rek ñu soog a génne nit ñi entre temps lu ñu génne foofu lu ñuy def mais il souffre. mais bàyyiwoon ko foofu tamit loraange am ci jë am ci tamit wóorul tam. waaw ban jëyee xam nga problème bi mooy fi ñu wax ne fa la problème nekk. bâtiment màgget mën na daanu saa su nekk kenn xamul. non yéen da ngeen comprendre bâtiment boobu xam nga kañ la gaa yi génne woon lañ génnoon foofu mais ëpp na 1 an fekk na balaa ñuy daane lii commerçant nekku fa bâtiment bi nga xam ne moo menacé woon de tomber mais 1 an avant ñu koy daane fekk na commerçant nekkatu fa amuloon benn danger 1 an après lañ ko soog a daane li nekkoon ci ko wër mooy cantine yooyu lañ dindi nga xam ne amuloon benn rapport ak bâtiment bi te ba léegi defuñu fa dara. waaye ci defar bi la bokk faaw ñu dindi ko itam. waaw mais doo bàyyi ba pare nga dindi ko comme amul benn menace bâtiment bi en tant que tel bâtiment boobu ñuy wax noonu mais génn nañ ko depuis 1 an kenn nekkatu foon problème bi kay mooy loolu mais xam nga booy wàllu nit da ngay gaaw fekkee da ngay jouer le sapeur pompier da nga war a gaaw
mais yow daane 6 mois booba ak léegi kañ la jegewul 6 mois wala 3 4 jamonoy Abdou Karim Fofana booba léegi clôture boo fa nekk ba léegi dara defuñu ko fa man jàpp naa ne danañ toogaat fii délai bi toll ni ñu waxoon ne ci lañ koy livrer te du commencé entre temps ñi fi nekkoon doon liggéey ñoom fu ñu ne lu ñu def il souffre actuellement bu ñu xëyee ñi nga fële li ma doon wax la rek on en général il résout pas le problème mais il les déplace dellusiwaat nañ fële li ñu doon bañ ma ngay am parce que tam boo xëyee toog di borom kër 2 3 jours 4 mënoo am dépense mais nooy def faw nga ñëw fi nga foog ne jàpp nga ne fi nga ko mën a amee dellusiwaat nañ foofu. ñeen ñi nag voilà mbëkk dugg ci mbëkk gi. sànq yaa ngi wax ne ak situation bi nga xamante ne kenn tukkeetul marchandise yi tàmbaleen di cher est-ce que loolu du law ba nga xamante ne produit yi généralisation au prix yeeg yooyu prix yi yokk bu baax a baax ci li nit ñi soxla. waaw xam naa du ñàkk lu ci am waaye danañ ko gérer parce que loolu quand même avec le ministre du commerce ñu ngi ciy liggéey à chaque fois daan woote waxtaan pour ñu xool ni ñuy def ba nga xam ne inflation sur les prix du am quoi. Donc jàpp naa ne surtout les denrées de première nécessité les commerçants sont conscients sont patriotes sont responsables dem ci. parce que diwlin bi rek gis nañ ko diwlin bi gis nañu bidon 20 litres bi yokku woon fan yële ñu weesu ndax Malaisie la daan jógee. waaw ñëwatul diwlin bi yokku bu baax. waaw loolu c'était 14 000 17 000 c'était juste benn temps léeg-léeg day am même à temps normal sax même à temps normal nga xam ne benn problème amul léeg-léeg loolu am. léeg-léeg mu am benn rareté de produit su ko defee prix bi xaw a yéegas lëf mais ça c'est pour juste une durée bien déterminée boo xam ne on va dépasser ça incha allah. coowal mbuus yi leen ministère environnement tere fu mu toll léegi nangu ngeen bàyyi ngeen mbuus yi yàq alam gi di ko indi ci réew mi di ko jaay bàyyi ngeen koom. Babacar yàggul je crois ça fait juste une semaine ou 10 jours daje nañ ak moom au niveau du ministère de l'environnement pour waxtaan. ñun suñu proposition comme ni moo ko waxee toujours bu ñu ne dañ bàyyi lii dañ leen wax jàppal ci lii dañoo d'accord ci à ce que ñu xeex aar alam bi mais dañu ne mbir moo gis des koy waxtaanee te seen saafara bi njëkkoon indi dafa juróon jàngoro toogoon naa fi wax leen na leen enfin ci beneen plateau ne 7 à 10 milliards lañ mettre en jeu yoo xam ne ni en valeur marchande moom lañ defoon ci mbuusi en 3 mois ñu ne na ngeen seet loolu nu ngeen ko def le ministre à l'époque dañu waxoon ngeen seet fu ngeen ko sànni xam loolu moom du wax ñun dañ ko ne woon nañu jëm vers le recyclage quitte à ce que ñu teg ñu benn taxe pour le ramassage de ce plastique là dana créer emploi dana créer valeur ajoutée état bi sax dana ci am ay taxes yu muy ci jël te dootoo gis plastique su fekkee li nga xam ne moo wundu loi bi mooy fexe ba ñu diminuer l'incidence du péril plastique dootoo ko gis. léegi ministre bi ci ndaje bi boobaak léegi bi ngeen dajee boobaak léegi nee nga am nga semaine lañ ngeen tënk juboo ci. waaw loolu lañ ko wax mbuus plastique yi. tontu nañu barki démb jot nañ lettre bi dafa wax rek ne loi bi moom day continuer. loi bi moom dañ koy continuer donte mën nañoo xool naka la ñuy def pour recyclage parce que am na fi te li paradoxe mooy gis nga au moment bi ñuy interdire loi bi kii plastique bi amoon na ay conteneurs yoo xam ne déchet plastique la def nekk ci port bi cela veut dire quoi ça veut dire que Sénégal usines yi fi nekk de recyclage déchet plastique bi ñu soxla sax amuñu ko ba di ko importer. ma ngoog jërëjëf Omar Cissé directeur exécutif ACIS benn mbootaay bu ëmbi commerçant Sénégal jërëjëf Falaaj Njogu Jeen jaa ngeen jëf mbokk yi